voilà asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi rawatina yéen ñi nga xamante ne fii ngeen dëkk fii ci Kaolack tey doomu jële-jële bi bu ñu ne jële-jële TV ne Kaolack ne Saloum war naa mën a ne du ma def lu du dara leen ci sama plateau di leen wax asalaamaaleykum waaye kii ngeen ni jàkkaarloo muy naanaan ci mim réew kenn mënul tudd Kaolack di ko ci génnee Papa Omar Thiam asalaamaaleykum Nafio. waaye maaleykum salaam maa fi Dieng Mohamed Mexe Gidmarok maaleykum salaam Dieng Sala Yugo Major Mohamed loolu mooy maa ngi fi si séeréer maa ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla Papa Omar à travers diaspora bi àdduna bi ñëpp di la seetaan ñu bëggoon xam kan mooy Omar Thiam. waa Omar Thiam day waaju oyof la rek bu ne fii Kaolack nekk acteur culturel nekk tamit percussionniste. parce que toujours dama koy rappeler nit ñi ne leen man du ma tambour major du ma baj géwél ñoom baakan ñii ñooy baj géwél ñooy tambour major waaye nag man acteur culturel la am lu ma yàlla may ci percussion ak guitare li may def ci art moom tëgg nag ci la bokk donc man acteur culturel la damay bind historien la je suis un comédien je suis un metteur en scène je suis un chorégraphe dëkk fii nag Kaolack ci ndàngaan gi juddoo dëkk bu ñuy wax Mbadakhoune muy këlli ko woon jàngee Foundiougne résidé fii Daaru Salaam ndàngaan Kaolack waaw. Papa bëggoon nañ xam kañ nga sentir ne yow artiste nga. maa ngi sentir ne artiste la en 1965 bi ñu organisé benn concours au niveau national ma gagné ko coopérative scolaire bu Foundiougne Léopold Sédar Senghor recevoir ñu palais en 65. atam fukki junne la ñu may ci xaalis 50 000 ak ba ay produits maraîchers ak produits da nga am élevage yi ganaar 65 at moomu dëkk bii nga ñëw ñi ki tax ñuy wax Kaolack muy seexal islam en 65 mu nga den dolli ci it di gàndul jar sama kër maam alaaji Madun ngay fekk juste ma jóge Dakar ci Senghor ñu wax ko mu ñaan ci sama bopp bi Barhama Abdallah waaw ci laa sentir ne man mi te Senghor moo ma ko wax sax moo ma ne ma tu es très intelligent mais tu mèneras une carrière artistique te ku ma ko waxoon du ma ko gëm waaw 65. loolu yàgg na yàgg na. Papa ginnaaw bu ñu déggee ni nga wax ngay doomu séeréer macha allah di artiste ñu bëggoon nga may ñu tuuti ci culture séeréer. bon culture séeréer mun naa wax ne mooy soubassement culture bu Sénégal jire bii ngeen àndal muy baakan séeréer la de. boo limee benn maam ñaar juróom dañ ne juree nga ca mbéy sax yaa nga lambay waa lambay ñoo doon gàmm mooy baati gàmm bii ngay dégg ak waa ka woon waxi séeréer la gàmm du arab de du olof séeréer a doon gàmm gàmmo gis li réer waxi séeréer la donc séeréer turi ndënd yi sax yëpp waxi séeréer la rythme yi yëpp soubassement bi yëpp séeréer la soo ko gisee nag mooy patrimoine rythmique moom ci séeréer yi la njëkkee fii bi man sa waali jógee gaa bu ñëw fii ànd ak les hommes de caste ñu ñëw fii parce que puis au temps muy Siin ak Saalum yëpp xamuñu woon luy affaire yi ngéwél ak Bawol ak Kajoor yëpp man sa waali nag bi mu ñëwee soose yi moo indi ñooñu wax les hommes de caste ci la ngéwél duggee fii séeréer yi njëkkee ko nag géwél yi fi ne ba ci Doudou Ndiaye Rose ñoom ñëpp seen maam séeréer lañ. waaw Doudou Ndiaye Rose am na maamam buñ suul fii ci guy gi ba dem boo demee nga waxeem xam nga géwéli séeréer yi ci guy lañ leen doon suul am na maamam buñ suul ci guy yi fii ba dem fii nga waxeem donc séeréer patrimoine rythmique bu ñëwoon ci rythme yi ma décortiquer la ko loo gis ci séeréer rek moom nañ jël transvertir ko olof yi tëggu ko alors olof daal benn tur la indi ci ndënd muy cóol te cóol bi li ko indi mooy liñ koy dëngal nii kepp ko dañ koy cóolal kepp ko waaye tur yi yëpp waxi séeréer la muy lam di talmbat di bal di ndeer di tungune yëpp ay waxi séeréer la ak xiin mooy lii riir ci séeréer donc séeréer patrimoine rythmique moom séeréer moo ko moom ñii ñëpp ñoom Baakan ak ñoom Mbaye Guèye Faye ak ñoo ñëpp ñoom Doudou Ndiaye Rose ak koo ci lim benn maam pam sama maam Ali Guèye ak sama maam Maseer Fa kii Maseer Mbaye ñoom Alaaji Iba Samb sax jaxaw la dëkk koo ci lim benn ñaar ñett ñeent mu nekk séeréer loolu la
ngeen bëgg xam histoire du Sénégal ah bi ngeen continuer duñu seetaan ak suñu pap bi nga xam ne papa Omar Thiam lépp dina leer papa. ba nga dalee dugg ci aar mës nga xëy groupe wala da nga doon dem ak sa bopp kese. non 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 c'est-à-dire nag bi ma jógee Foundiougne ba ñëw fii ci laa intégré benn groupe bu ñuy wax les ballets africains du Sine Saloum ballets africains boobu mooy dérivé ballet séeréer. C'était en 1968. Donc sànq dafa ne 1965 la dugg ci nga sentir ni yow artiste la. waaw dama doon 3 ans après rek waaw créé wu ma groupe de non non dama ñëw bokk ci benn groupe bu nekkoon fii ñu koy wax ballet africain foofu dafa am historique bu ma la fi bëgg a wax ci rôle bi nga xam ne Kaolack joué na ko ci li nga xam ne mooy évolution culturelle bu Sénégal. ballet africain boobu mooy dérivé ballet séeréer ñoom Abdou Mama Diouf ak ñoom Dout Sarr ñoo ko créé woon mais avant loolu théâtre du palais ñoom Abdou Mama ñoo ko ubbi ak Maurice Sédar Senghor ak théâtre national Daniel Sorano ñëpp a jiitu yëpp waa Kaolack lañ mooy ñoom Abdou Mama Diouf ñoom Dout Sarr ñoom Abdou Karim Diak ak ñoom Modou Mbaye ñooñu ñoo ubbi li nga xam ne mooy Sorano ak théâtre du palais bi ma ñëwee nag la intégré ballet africain du Sine Saloum 69 boobu nag ci laa dem man mii li may tuuti nii yëpp ànd ak ballet africain ñu ànd ba ci ngénte Marème Faye Sall mii première dame boobu papaam moo yore seko di ko peese fale Medina Sabax 69 la Marème Faye juddu Medina Sabax man mii bokkoon naa ci ballet africain ñu doon animé ngénteem ci ballet africain boobu nag laa jaare ñu dem ba 1975 man nekk médaille d'or en rythme traditionnel à la 2e quinzaine nationale de la jeunesse bi ñu demee ba 80 nag ci laa door a créé suma groupe bu bopp 80 waaw ñu dem 80 81 alors ma nekk hors concours RFI bi ma njëkk a départ démb ak tey laa ko tuddee. groupe bi waaw démb ak tey mais dañu dem ba ci biir xam nga mu am ay affaires yoo xam ne xam nga aar bi rek du ma la ko jàngal dafa bari ay croquant-jam ma wax ak nit ñi ci séeréer nag ne leen jàmm bugum man jàmm laa bëgg changer tur wi tuddee ko jàmm bugum mooy jàmm laa bëgg jàmm bugum boobu maa ngi ko tuddee en 84. 84 boobu it laa créé rythme bii te jeune di tëgg nii di fecc faa bi laa ko doon tëggal faa bi fee liir 84 waaw lii ñuy tëggal ama seen mi 88 laa ko tëgg ci dëkk bu ñuy wax Fadial fële boori Joal alors donc noonu lañ def alors man ne ci créé nag jam bugum jam jëkk mbaas yore ko fa pexe Simon Sène fii la doon gaaree watiiram di répété fii laa ko utali droit d'auteur premier wërëm yëpp tabara mi moo ko awu Simon mooy suma jabar mooy soxna si léegi mooy woykat bi mooy woy waaw chacun est un système de complémentarité à l'autre ku ne day mottali moromam donc alors foofu ci lañ ne jam bugum bon dem naa fi nag ay voyage yu bari bon créé naa fi lu bare fi mu ne nii boo demee bon dem naa Tokyo waaw Japon en 89 daje naa fa ak groupe bi daje naa fa ak Doudou Ndiaye Rosa ci année boobu ma maye fa benn doon def foofu perki dama yóbboon suma groupe waaw doon def alors di waxtaan sur les identités sonores xam nga séeréer comme ni ma la koy waxee xamul ñëw maa xam sa maam nii déedéet da ngay ñëw rek bàkki kër gi jarul nga naan diw maa xam sa maam nangam déedéet da ngay ñëw rek samp bàkk soo bàkkee bàkk kër gi ñëpp commencé lox ñëpp génn donc ku ne dafa am identité sonore boo xam ne moom lañ lay xàmmee gisoo kii sampal ma bañ moom la ñuy bàkkoo boo ko tegee jarul nga naan ko may ma booy bàkk muy ñëw moom mii waaw ñëpp a ko am loolu mooy identité sonore waaw mooy tëgg bi parce que bu njëkk bi nga xamee ne ndënd bi fi njëkk ne ñu koy wax ndulub loolu moo ko taxoon na jóg communiquer ne ko doon pour fecc de ndulub dafa guddoon dañ ko doon wékk da ngay yéeg pour tëgg ko mais loolu pour yégle la woon message yi fa lañ ko doon codé di ko envoyé moo tax tubaab yi ne tandis que l'Afrique dormait les griots ont enseigné la vertu géwél lu am solo la
foofu la ndënd déparé gorong seen nag moo ñëw xool ndulub bi ni mu guddee nii mu ne lii daal waroon nañ ko mun a wàcce bu nit jekku ko mu wàcce ko ba mu tolloog moom mu tuddee ko boppam mooy gorong nit la waaw jox ko fonction muy talmbat mooy fuuf mbéj ci séeréer comme da ngay mbéj ndënd mi mu ne mel ni ku koy mbéj mooy talmbat waaw gorong seen moomu nag ndënd moomu bi ko bu déggee son bi neex par rapport ak son bu njëkk ba xam nga son bi dafa diis neexu doon lool quoi mais bi mu wàccee affaire bi mu neex buur ne ko nag ndënd mi moom bàyyi ko ci sama kër gi moom may bugg di yee moom may bugg di tëral ñu bàyyi fa ndënd ma mu yee buur di ko tëral di ko yee di ko tëral ba bàyyi gorong deyee nag gorong seen ba mu deyee ci boppam doomi gorong ñëw ci buur ne ko lam le xoti dum moo indi turé lam le xoti dum mooy ndono bi laa jël si mais gorong mooy lamb rek boo daajee bi fekk bi rek boo ci daaj bee tulli bale talmbat kii xam na li may wax benn tur mais ñaari tur yooyu looloo ko indi bi baa ji dee dafa ñëw ne buur ndono bi laa jël si ndono mooy lam ci séeréer et lam le xoti dum ndono bi laa jël si. Incroyable mais vrai li muy histoire séeréer pareeguñu de. acca ak Papa Oumar Thiam tout est possible Papa sànq dama la dégg nga ne mooy yeetal buur mooy yee buur. waaw comme bëgg naa nga tojol ñu foofu pour ñu koy seetaan surtout ñun xale yi. non c'est-à-dire buur dafa ñëw doon def dara sans géwél buur mais buur sans géwél buur du dara buur ñemewul géwél buur léppam géwél la ko yore non seulement ñu koy bàkk muy fara lambak fara junjung ak paarak ngaaraandoog ñoo ñëpp ay fonctionnaires loo xam ne géwél yee ko yore ñemu ci dindi un yoo taa kon mu folleeku parce que géwél yi ñooy dem sax def yëpp nga xare bi ñëw moomale ko buur te fekk géwél yee ko def moo tax buur dafa fonkoon géwél buur yi tamit patrimoine rythmique patrimoine culturel yëpp kër buur la doon créé woo parce que fa la penc mi doon ne fa la programme yi doon am création yu bari kër buur la doon amee moo tax buur ak géwél buur mos sa dem te àndul ak géwél ñemew ko sax xelam xelaatu ko kon du dem waaw. bon bu ñu bëggee wax ci histoire séeréer culture séeréer di fi jógee mais bëggoon naa ñu laa tuuti ci Sine ak Saloum ñu waxtaan si tuuti waaw maanaam xale yi jàng peut-être ñoom nañ ko xam mais ñi nga xamante ne jànguñu te bëgg nañ xam histoire Sine ak Saloum bon Sine ak Saloum léegi rek la ñuy wax Sine ak Saloum mais sinik fa mbéy ngay wax sinik fa mbéy fii mbéy la tuddoon Sine ak Saloum benn contrée la woon fii découpage administratif mooy indi ñu xaaj ko mais sinik fa mbéy la mbéy fii mbéy la tuddoon li indi Saloum bii nag mun naa la ko wax waaw parce que Mbégaan Ndour bi mu ñëwee fii di ut dëkk bi parce que Mbégaan ma fàttali nag moo nekk 10e buur Sine waaw falu na Sine moo nekk 10e buur bu Sine. Mbégaan Ndour avant muy falu fii Saloum moo njëkk a falu fii buur waaye avant muy ñëw fii fekk na mu nekk fukkeeli buur Sine nguuri Sine moo mag bu Saloum waaye nguuri Djilor it moo mag bu Sine parce que Djilor fa la Sira Badial wàcc ak waaku boofu mooy 2e expédition Gelwaar yi jógee Gaabu 3 expédition Gelwaar moo am bi njëkk Faa Bura Joogu moo ko jiite moo tax boo demee ci dëkk ñoomin kay ci île yi mu bari ay Bura kooku moo njëkk a ñëw nekk éclaireur bi mu paree ci la waaku boobu ñëw ak Sira Badial ñu ñëw Djilor ñu fal jigéen muy Sira Badial maane waaw nguur gi yàqu ci loxoom moo tax séeréer buy bàkk balaa tëgg dafa naan Sira Badial ten feru maada gef na mboy waaku boo ko rew maata guuta raw loolu la séeréer di njëkk a tëgg balaa commencé et Sira Badial ten feru maada gef na mboy waaku boo fa reef maata guuta roof waaw ñu ne Sira Badial moo sos nguur gi toj ci ay loxoom waaku boobu tegu ci nag nguur ga naat. waxtaan bi neex na dañuy dem seetaan publicité bi ah mbokk yi jeexagul ñu dem xool li nga xamante ne service commercial moom la ñuy jox ñu dem te ñëwaat. demal. So, you have a large package or a barrel or even a whole container and you need to send it to Gambia. Or perhaps you live in Gambia and need to send it to or from the UK, Europe, or even the USA. What options do you have? Well, you could spend lots of money with one of the large courier brands, printing out lots of paperwork, struggling to pack it all, and worrying about whether you can or cannot send it. Or you could make a better choice.
Jindama Express are the sea freight delivery experts to and from Gambia, and with a simple phone call, they can take care of all your courier needs, ensuring your package is ready for shipping quickly and efficiently. And if you choose to send by sea freight, Jindama Express can handle it with ease. So now, the next time you need to send something to or from Gambia, there's only one service you should think of. Call Jindama Express now and find out why they are the sea freight delivery experts for Gambia. Voilà, de retour sur le plateau de Jere Jere TV ñooñu ñoo nekkoon waa Jëndal ma Express gaaw te wóor bu ngeen bëggee comme ni ngeen ko gisee ci publicité bi rek yéen daal dinañ fay dem def seen xeetu baax papa ñëwaat nañ de. ñëw nañ ate bismillah. ba xam nga ne waxtaan bi dafa neex ba ëpp. mais Jere Jere TV nag noonu la mën a mel waaw day am xorom day saf. waaw day saf saf. ñu ngi nekkoon ci Sine Saloum. waaw. da ngay eggale wala. waaw léegi dama lay wax ci Sine parce que xam nga wax naa la ne nguur gi Sine la njëkkee door a ñëw fii li ko waral mooy Mañ Sawaale bi mu ñëwee ñoom gelwaar lañ Sine ak Saloum gelwaar moo fiy falu moom bi mu ñëwee dafa jël ay jigéenam ay jarbaatam maye ko mbëri làmb yi nekkoon Sine ak ñu yor ay nag sàmm yu mag yi ñoo jur doom yi nga xam ne ñoo njëkk a falu buur Sine bu ñoom Tase Fay ak ñoom waagaan alors loolu moo tax nguur gi commencé Sine parce que Mañ Sawaale mu fi indi Sine ba mu demee ba Mbiisel dafa ne mi mbéy sii la jan mooy Mbiisel bii ngay dégg wetu Samba Dia maanaam fii lay toog naa fii bi mu ñëwee jaar na dans les îles jaar na un peu partout mais bi mu ñëwee ba Mbiisel wala nag toog waaw mu ñëw réglé fa benn problème boo xam ne problème national la woon dans le Sine réglé nañ ko pendant des années mu të bi mu ñëwee nag illustré problème bi ñu ne kii nag borom xel la kii comme borom xel la nag nañ leen ko dénk gox bi mais boobu ay buur amul laman moo am ñoom ñooy toog laman mooy koo xam ne dañ koy désigner ñii rek mu nekk koo xam ne day gérer suuf si di ko séddale loolu moo fa amoon waaw donc loolu moo indi affaire bi ñu fal ko buur moom Mañ Sawaali waaw Mañ Sawaali Maane waaw léegi nag loo gisee jon bi Mañ Sa Maane la sant mais dafa feebar bu yàgg nag moom Mañ Sawaali ndeysaan feebar bu yàgg saa yu gars yi xëyee ñëw seet si ko bëkk néegam ñu ne ana buur te maadu xëyee jon maanaam mu ngi ne cooc jon bi foofu la jógee te maadu xëyee jon mu ngi ne cooc waaw ki nga xam ne yi tamit mooy Njaajaan Njaay tuddul Njaajaan janjaraan jarala tudd Njaajaan séeréer yee ko tuddee daa ñëw seet si Mañ Sawaali Mbiisel mu ñëw mu xaw koo négligé mu nekk ci pénc maag mbooloo mi mu àndal guddi gi mu xiin taw fanaan na taw bu bët set bi Mañ Sawaali xëyee def affaire buur rek ne laman faajaal ak laman jilaas ne dem nañ seetal ma ki fii doon nuyoo démb bi ñëwee ci pénc mu ñu gis ne kii dëkk bi dafa fanaanee taw mais kii ay bagaasam tooyul nit ñi mu àndal kenn tooyul ñu ñëw ci buur ne ko ka yi nga ànd njaajaanoo de liñ gis njaajaan la njaajaan waxe mooy ku mystérieux ci séeréer kay ga ana njaajaanoo turi njaajaan njaay bi foofu la jógee mais janjaraan jara la waaw foofu tax boo ne jara ñu ne mooy njaay donc loolu foofu la nguur gi commencé nag ñuy dem di dem ba ni bégaan ñooy moom it mu am papaam Marga Caaj am fa doom daf doon faj benn jigéen ni mbégaan am nu mu demee mu am ak moom doom muy mbégaan mi keroog bi muy ngénte ji mbégaan ñey la jiital ñey la ko ngéntee tuddee ko nag mbégaan mooy ku ub fépp mbégaan moomu nag looloo tax ub na fépp ndax falu na Siin falu Saloum moo nekk 10e buur bu Saloum nekk premier roi du Saloum waaw donc Sinik fa mbéy nag mbéy lañ doon wax waaye mbégaan bi mu ñëwee dem na Kajoor dem na Bawol dem na Waalo dem na Jolof pour ut ñu ko jàppale ci nguur gi ay boromi xam-xam yëpp ñu indi leen ba dem badi bu indi fa ku ñuy wax Saalum Soare moomu garab bi dóobaaling boobu ngay dégg Saalum moo ko indaale Saalum Soare moomu nag bi mu ko defalee ba Saalum boobu mbégaan jël nguur gi la ko ne man it naa la defar loo xam ne lii kenn dootu la fàtte tuddee ko gox bi mais fii mbéy la tuddoon mu tuddee ko nag Saalum Soare waaw mais Sinik fa mbéy la séeréer di wax Sinik fa mbéy waaw déggoo ñu ne jëne ma ca mbéy moom la ñuy teggee ñii fii mooy mbéy sàq yaa nga làmbaay sàq dama dégg gaay naan saaxa yaa nga làmbaay déedéet sàq yaa nga làmbaay
jërë bi ci mbay dund bi sàq mooy fi ñuy denc dugub yi loolu mooy sàq li bu wax ne ñoom mosu ñoo manqué dund boobu dañ mos di am lu ñuy lekk dañ ne jiree ma ca mbéy sàq yaa nga làmbaay lii mooy mbir mi macha allah waxtaan bi neex na papa mais papa bu ñu jógee ci Sine ak Saalum dañu bëgg waxtaanee tuuti li nga xamante ne mooy Guy Julli. mooy Guy Njulli waaw Guy Njulli nag Guy Njulli soo déggee dafa am histoire bu am solo boo tax moo gën a siiw ñi sant ndaw nag ñoo ko moom muy bëlëm ndukumaan yi ñoom ñoo fa dajoon nag Guy Njulli d'abord fa lañ doon dugale néegu góor prince yi doomi buur yi fa lañ leen dugale néegu góor bu ñu leen dugalee néegu góor bu ñu génn fa lañ doon jàngale gawar maanaam ni ñuy yéegee parce que ni ñuy xeexee ak lépp suñ xeexiyaan bu ñuy butin bu ñu am foofu lañ ko doon séddoo mais li gën a indi nag problème yi Guy Njulli mu ngi am le 2 avril 1852 diggante Makoddu ak doomam Samba Lawbe dañoo tollu jamono Saalum ñi fi war a faru buur la wax yi maanaam gelwaar yi dañoo tuuti kenn màggagu ci te trône bi c'est vacant ñu dem Kajoor ci Makoddu def délégation waaw ne ko ñu ne dañ bëggoon nga ñëw ñu jox la nguuru Saalum ndax la wax ya fa ne dañoo tuuti màggaguñ mu ne leen ah non man maa ngi xaar ñu fan ma damel teeñ man nag du ma méngale damel teeñ ak buuri Saalum léegi nag suma doom a ngi nii Samba Lawbe Samba Lawbe nag si la jóga ba ko jur si la jóga ak si rembo kii yaayi gedel ñoo bokk ndey ak baay waaw waaw gedel Kumba Dagga moomu mi yaayi gedel ak jogob mi jor Samba Lawbe ñoo bokk ndey ak baay moom fii la jóge sëyi foofu kon doomam war naa mun a falu fii parce que doom ji gelwaar la ñu jël nag Samba Lawbe indi ko dugal ko fii néegu góor far ko buur Saalum Makoddu xaar lañ ko doon far ñu trahir ko nag faf Kayoor buñ ko trahiré nag mu ne nag day ñëw jël si nguur gi fii te boobu fal nañ doomam ba pare mu ñëw ci doom bi ne ko nguur gi laa jël si doom bi ne ko xanaa ñu xeex ku gañe rek jël baay ak doomoo dalee fii le 2 avril 1852 ci Guy Njulli ñi sant ndaw foofu dañ xaajoo bëlëb yi ñi ànd ak Makoddu ñi ànd ak Samba Lawbe loolu mooy dégg la bataille de Guy Njulli yaa papa ak doom la mais nag li tax dëgg baax ak maandu doom jee ko gañe moo gañe waaye moo ko rawale it boo reyuñ ko ñu yóbbu ko fii dëkk bu ñuy wax jookul mu def ay mbeer ak nangam dal di wàcc liggéey loolu mooy la bataille de Guy Njulli voilà. c'est une vraie histoire. waaw baay ak doom la woon. nga xool nag soxna si moom taxawaay bi mu ci am. sa jëkkër mu ngi nii jàkkaarloog sa doom. mu mate ko lool nag moo tax jigéen dafa mos am solo moo tax buur fu ñu falee buur Saalum. far Linguère ci wetam. Linguère it gelwaar lay doon. kay ma wax la nag buur Saalum moom ak buur Siin mënoo koo nekk te nekk loo gelwaar. gelwaar nag c'est un système matriarcal ci yaay lañ koy jëlee. waaw boo dee doomi buur nag maanaam sa papa gelwaar la am na jabar mais du gelwaar nga judd yow doomi buur nga ñooñu la ñuy wax garmi. mën nañ laa fal ci province yi. mais mënoo falu buur Saalum waaw. voilà lii lay demee saa su ne fi nga xamante ne mooy Jëli TV waxtaan nañ ci séeréer wax ci Guy Julli waxtaan ci Sine waxtaan ci Saalum mais papa fi ñu toll ne art bi dafa nekk loo xamante ne xale yi bon ñu baal ma mais dañ koy foowee ndax lii nga wax raar na ci xale yi tey ban message nga am booy lancé jeune artistes yi. merci beaucoup waaw laal nga góom bi nag soxna si. xale yi dañoo yàkkamti. dañoo bëgg a tëb léegi rek bay léegi góob ko léegi lekk ko léegi loolu boo ko defee sa biir day bënn. loolu moo leen dal. nit ki da ngay ut xam-xam. surtout. parce que nekk ci métier te mënoo cee def benn dissertation loolu gàcce la. man tey boo indoon symposium wax la origine di tam-tam affaire bi dafa yaatu xaju fi. fi ñu doon jóge ba ñëw fii. ak nomenclature des instruments traditionnels wax la ci gamme yi wax la ci partition yi ak message yi
loolu day nekk beneen plateau. loolu non loolu beneen plateau dafay yaat dégg loolu ma ne la bagage yi dafa bari saa yoo soxlaa bagage ñëwal loolu laa la wax donc xale yi lii seen problème mooy dañoo yàkkamti kii baakan mi mën na tëgg wolof lu wóor loolu la doon namp ko waaye noonu la mënee tëgg séeréer da koo jàng maa ko jàngal fu ne laa ko yóbbu wax naa leen dama ko doon tëral ci ay basang di ko jox cere ak mbuum cere waaw ci làmb yi mais làmb yi ñuy def ne maa ko vulgariser ci àll bi wóor na ko ñëpp dañ bàyyi woon làmb maa tax làmb am valeur barke alxuraanu karim boo demee Loog dem Jooñi wala nga dem dans les îles du Saloum wala nga dem Sine wala nga dem Iréna wala nga dem Petite Côte ba Ziguinchor foo ci dem boo leen laajee danañ la Omar Thiam moo vulgariser làmb fii waaw donc loolu moom mun na tëgg séeréer mun na tëgg wala kon yor na ay bagage te loo ko ci laaj day ñëw ci ñun ñi ay magam di ñu laaj du tey rek la fi ñëw de lu mu soxla day ñëw magam yi dañ koo yar mu am xam-xam comme xale yi dañ uti xam-xam parce que fi mu ne nii suñ patrimoine culturel mu ngi dem d'abord li ma gën a naqari mooy d'abord ni ñuy foore léegi sabar yi waaw ndax sabar bu njëkk dafa daan am ay genre bant man waa Mali yi dañ may woo ak Guinée ñoom professeur dañ may wooye parce que dañuy daje fes foofu bu Louga sedda laa ne ma mais doyen yéen professeur léegi yéen suñ bagage yi ngeen jël cung yi ñun ñoo ko moom ni ngeen di foore ñun lañu leen foore te ñun li ñu jaaxaloon ci seen dënd yi mooy seen peeg yeeg seen mees yi xanaa xamoon ne moo tax léegi seen ndënd yi du amatul base dafay sec parce que yëpp dañ koy xëcc ba mboo koŋ soxna si mbooloo mi yëpp buñ dajee di salir ndax dana neex bu dee yéegal nag benn bu ne yaa ko yéegal ba accord ba nga bëgg mu ne fa bu ko defee day tooy day am harmonie donc léegi ñu ngi sànni suñu patrimoine au moment du rendez-vous du donner et du recevoir dañuy ñëw ay loxo kese parce que yëfi jàmbur la ñuy yóbbu wóor léegi dama gis sax ay bagages yi opération dañ koy foore maanaam yi ñuy jëlee hôpital mooy dër yu ñu xamante noonu la ñuy defee opération yooyu léegi gars yi dañ koy foore ay ndënd te dëri béy bi dafa am lu muy tekki ci ndënd mi peeg yi juróom-ñaari peeg yi dafa am lu muy tekki juróom-ñaari suuf juróom-ñaar asamaan juróom-ñaar juróom-ñaari pan juróom-ñaari mètre percal boo dee set peeg yooyu dafa am signification buñ ko dindi gàmm ko woon gii ma la wax buñ gàmmoo ba pare dinañ ko wër juróom-ñaari yoon loolu Égypte la jógee gàmm ko woon gi buñ ko bàyyee garab ga newoon ci pénc ba dafa dee ñu reprendre gàmmu garab gu saxaat boo ñëwatee naa la yóbbu péncum ko woon bu ñu def gàmm ko woon tamit naa la invité Jiré TV nga ñëw loo bugg nga jël ko waaw donc may laa wax xale yi rek ne leen nañ dellu seen patrimoine ma sœur un peuple déraciné produit des orphelins aliénés surtout bon ñoo ko déggandoo delloo leen buum ca moy ba jëlaat leen mèche ak pekk yi comme na ko suñu papa waxee papa waxtaan bi neex na la ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy di ñaanal sama rakk ji Bakane Seck yal na ko yàlla jàppale mu yokk ba yëg ko di ñaanit seen lii ngeen teg muy studio bi di seen produit yi ngeen yor ni yëpp yàlla teg ci loxoom ba mu yegg fu ëpp seen njort kontaan naa ci moom lool te boo demoon tey ci su may nga xam ne ñoo nekk fii Kaolack di ay artistes yu mag lii ma lay wax moom lañ lay wax ci moom dégg nga li ma baax nag dañu koy doon wërsëg a dëkkul fenn waaw ku baax la te lii may wax ci moom yaayam noonu la ko sant boo amaani muy génn àdduna dañ nag nit baax na ñoo ndax mbokk yaa ko wax boo demoon ci Alaaji Wee Seck léegi loolu la lay wax nga dem ci Aligéey mu ndaw loolu la lay wax waaw nga dem ci Momar loolu la lay wax ñoom mbokkam ñoom ñëpp Bada def na ci man 10 ans Bada Seck magam Bada ci man la jóge dem ci Baaba Maal waaw donc xale bu baax la ma leen di ñaanal vraiment rafetlu nag seen teewaay fii di nuyu sa papa nag Papa Dieng parce que man ci làmb ji laa xamante ak moom daay may jël fii di yóbbu maam jamaan Ndakaaru waaw ci laa xamante ak sa papa waaw donc maa ngi leen di sant leen gërëm di ñaan yàlla yàlla defal jàmm waaw daan di gën ne léegi nag aussi di wax ne message bu may lancé Sénégal ak ñi ñuy jox nombre tànk di leen fal nañ xam ne buñ lay fal askan wi moo tax kon na nga déglu askan wi
xel. waaw ma bëgg a lancer benn message rek jaarale ko ci sama rakk ji Bakane. Le roi a fait de toi son farba, son bras droit. En t'affectant ce poste, certes prépondérant, mais combien difficile. Il n'a pas cherché ce dont tu es capable de faire, d'autant plus que le peuple ne s'est pas prononcé. Bakane, le peuple est une braise profondément enfouie dans un désert de cendres. Mais, une brise la laisse indifférente. Si l'ouragan se déchaîne, le feu se découvre par sa flamme la plus attisée. En ce moment, seul l'esprit peut nourrir la docilité des hommes et la maintenir aussi longtemps qu'ils vivront. Tandis que la force, la violence, le népotisme, moyens ultimes de l'esprit, ne font qu'attiser les flammes de la révolte. Je veux la paix, j'aurai la paix. Dieu est le seul maître des décisions. Jam bugum, jam jekka, mbaas yorok fa pexey. Voilà waxtaan bi neex na di am contentement ci ki nga xamante ne moom lañ fi fekk muy suñu papa Omar Thiam di ko nuyu de passage ki nga xamante ne mooy maire de Kaolack Mariama Sarr mais duñu fàtte ki nga xamante ne mooy Tyson ki mënu tudd Kaolack te tuddoo ko comme ni ko suñu papa ji waxee ci làmb ji di nuyu Sandra Alaf xabrëb du commande Fat Ndaw sama mag ji mënu maa ñëw fii tudd mën a tudd waaye sama papa Alaaji Papa Dieng sama ki nga xamante ne mooy sama idole fu ma dem rek tarkalla macha allah dañu mel ibbil porte yi ndax moom papa yal na la yàlla may gudd fan ak weer di nuyu équipe bu Jëri Jëri TV yëpp PDG Bakane Seck ñu ngi koy nuyu bu baax bàyyiwuñu kenn bu ñu limee dañuy juum Paate sama caméraman ak Junior aw ma seen fay da ca kanam rawali bët nañ demaat xoolaat beneen artiste ba tey ñu ngi fi nga xamante ne may Kaolack nangaan macha allah.